xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci lu tukkee tey ci mbas mi ñaar fukki doomi àddama ak juróom-ñeent ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jota am ñeent fukk ak ñett ñoo dolleeku ci lim gu ñu jota faj am na kenn ku dolleeku ci lim gu si jota ñàkk seen bakkan ay waajuru juróom benn bébé yu ñàkk seen bakkan ca lakk-lakk bu amoon hôpital Magatte Lô bu Linguère njiitu réew mi Macky Sall dalal na leen ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru mai ci ngoon ca palais de la République la tukkee ca seen gisee googee yëpp danañ leen ko gën a xamal ci kanam tuuti ci nu mu gën a yaatoo ci mbirum Boy Djiné danañu si wax ci bu ñu yàddu ci yaatalu ba xibaar yi moom moomee nag dafa dal di rek daw rëcc ca camp pénal bu Liberté 6 na mbir yi naka la demee ak rek kaddu ya nga xamante ne ni sa Boy Djiné yëkkati na ko ne moo waral mu daw dal di rëcc lépp rek danañ leen ko xamal. Ab accident domestique daal dinay jël bakkan benn xale bu góor bu am ñaari at li ni mel nag ma nga xewee ca village bu Silat 11 kilomètres nekk ci digganteem ak commune bu Thiel nekkee ca département bu Linguère ñaari xale ya nag posonu jinax daal lañu daal di lekk gannaaw ba ñu ko jaxase ak gerte. Gannaaw kàddu yu maître El Hadji Diouf yëkkati ci mbirum Ndeye Khady Ndiaye moom salon bi di Sweet Beauté Ndeye Khady daal dinay génn rek def vidéo daal di yëkkati ay kàddu tontu ki nga xamante ne ni moo di maître El Hadji Diouf tontu ga nag neexul ndaxte rek ay kàddu yu doy waar la yëkk yi daal di teg ci ndoddu ki nga xamante ne ni moo taxaw di défendre kii di Adji Sarr. Mbirum njàng meek njàngalem dinañu si wax ak épreuve anglais wu inspection d'académie bu Rufisque bi nga xamante ne ni mi ngi wéy di animer débat yi ka joxe boobule sujet ak rek ay collègue am ñenn ña la ñu xamle si moom daal dinay doon mbir mu doy waar lool gën a rek tey xelu ba askan wi. Langue politique gi dinañu si xuus état bu Sénégal daal di si jaay Pointe Sarène avion de commandement bu maître Abdoulaye Wade jëndoon ca France njiitu réew mi Macky Sall nag jënd na roplaan bu bees tàkk ñaata la ko jëndee njëg wi dinañ leen ko xamal ak rek réaction gu taskatu xabaar bi di Cheikh Yérim Seck ci li ni mel. Ñetteelu bésu ba tournée économique bu njiitu réew mi Macky Sall di amal ca Kédougou la ko amalee tey waaye nag xibaar bu nakkari lool te tis daal dina siy tukkee accident bu métti daal moo ca am oto ba yeboon ay rek taskatu xabaar ya nekk ca organe boobee di leeral ñoom la seen oto mbëkkante ak ab camion ay bakkan rot nañu sa sax danañ leen gën a yaatalal li ni mel si kanam tuuti lay doon doom bu jigéenu Youssou Ndour moo doon fêté anniversaire am ci teewaayu xarit yi jege ñaali waaye itam waajuram bu góor vidéo ba nag robb ba nga xamante ne ni moom la ca doomu Youssou Ndour bi sol attiré na attention yi gannaaw ba mu génnewee ay formam loolee yëpp bu yembee ñu toftal si xibaaru tàggat yaram ak rek mbirum joueur bi nga xamante ne ni moom mooy Pape Matar Sarr mbokk yi li mooy tënk yi ngeen taaxirlu rek gannaaw bàkk bi man ak yéen ci yaatal wi. seeni mbokk ak seeni njaboot dañu tàmm di leen yónnee xaalis application TapTap Send mooy solution bi lu ko dalee Europe ba fii nga yónnee xaalis frais fixe yi €1 dong la fii ci Sénégal ngeen jot xaalis bi directement ci seen kalpe Orange Money te doo fay benn frais ci retrait bi ak TapTap Send soxlaatul kenn di déplacé wu seeni mbokk dañ leen di yónnee xaalis depuis France Italie Espagne Allemagne Hollande Belgique tëdd ci seen canapé jël seen téléphone ak application TapTap Send yónnee leen xaalis bi ngeen jot ko ci seen kalpe Orange Money jëf TapTap Send. mu nga kër bàkk ba jib na maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñu safoo Dakar Buzz di si taataan bés bu yàlla sàkk seen ay xibaar yu wér te wër mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal tey junne doomi aadama ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn la ñu testé ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñeent ñoo ci amee coronavirus bi fukk ak benn yi dañ leen wàll fukk ak juróom-ñett yi di ay cas communautaire ñeent fukk ak ñett dolleeku nañu ci lim gu ñu jot a faj juróom saña amee feebar wi sonn nañu rek ba ñu nga sauvetage am na kenn ku ñàkk bakkanam ci mbas mi nga xam ne ba mu ñu ganisee ba jamono ji may waxit yéen ñeent fukki junney doomi aadama ak benn ñoo ko fi jot a amee ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom benn si ñoom ñooñee ñeent fukki junney doomi aadama ak juróom-ñaar fukk faj nañ leen ba ñu wër lu tolloo ko junney doomi aadama ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo si ñàkk seen bakkan fi mu ne nii ñaar téeméeri doomi aadama ak juróom benn ñoo amee coronavirus bi ñu leen si traité ndaw ya nga xamante ne nii ñoo fiir Lat Ndiaye agent du groupement mobile d'intervention ndaw yu fiir Lat Ndiaye agent du groupement
ndaw yu fiir Lat Ndiaye agent du groupement mobile d'intervention ba mu ñàkk bakkanam ci ba mu doon amal ab opération coup de poing seeni ay at si diggante fukk ak juróom-benn ak fukk ak juróom-ñeent la toll ku luwe oto BMW boobee nag mineur la mi ngi wuyoo si turub Mansour Diop ay atam toll si fukk ak juróom-benn ñeneen ña ñoo ngi wuyoo si turub Mohamed Yafa ay atam toll si fukk ak juróom-ñett Mamadou Diop ay atam toll si fukk ak juróom-ñeent Paplo ay atam toll si fukk ak juróom-ñaar ak Mohamed Kayre ay atam toll si fukk ak juróom-ñaar ñoom ñëpp dañoo mandi woon bu ñu sukkandikoo ci enquête bu ñu dévoilé ku luwe oto ba ak benn intermédiaire daal dinañ leen di placer en garde à vue. ay waajuru juróom-benni bébé ya ñàkk seen bakkan ca lakk-lakk bu amoon hôpital Magatte Lô bu Linguère njiitu réew mi Macky Sall dalal na leen ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ci ngoon ca palais de la République ci teewaayu Aly Ngouille Ndiaye maire bu Linguère maire bu Barkédji ak bu Thiel famille bu si nekk nag jot na juróomi million si suñuy koppar bi weesu koppar gi njiitu réew mi daal di na leen di xamal rek ne mi ngi bokk ak ñoom nakkar wi laata mu leen di xamal sax ni fas yéene na leen soutenir assister leen yoon nag mi ngi wëyandi liggéeyam ci boobule dossier nekk ci loxo juge d'instruction bu tribunal bu grande instance bu Louga moom moomee sax tàmbale na audition bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ci noonu directeur ba woon chef de service pédiatrie bi ak infirmière pédiatre bu aye woon garde bés bu jëye bay ama dinañu leen teewlu juróom-ñetti fan ci weeru juin ci kanamu attekat bi seen waa kër gëj koo gis depuis alxames ba la ñu génn gannaaw ba mu fa xëyee dem école Ibrahima Lo ay atam toll si fukk ak juróom-benn ba mu wàccee la ànd ak moromam yi dal di dem ci géeju Azegna ba foofee nag la Ibrahima labbe waajuram bu jigéen nee na sax doomam ji géej du affaire am ndaxte saa su ne mi ngi ci wetam di koy jàppale ci njaayam wi Ibrahima samedi bi ñu génn la ñu ko gisee ca Yoff fekk mu ñàkk bakkanam di mbir mu métti lool waajuru Ibrahima nee na doomam ji ba mu demee sax la ñu koy doog a xam ndaxte ndaw la waaye nag ci diine rek la doon dox waxtu du ko raw soobu woon lool ci yoonu murit gi li ni mel tax sax mu nettali ne Ibrahima damm na fi ci loxo ñu tabax ko waaye teewul dafa dem ak tabaxam boobee màggali Tuuba nee na safar bu tero daf si rek soobu ba jeex tàkk di segg café lu ne mu dugg ca nee na ba si safar bi sax weesu moom Ibrahima da cee rek dem ba ñeet di segg café di def yëpp tey naan ko rek yaay xaaral rek bu déwén ni dinaa dem bay rek rey nag waaye nag gis nga sax ñëwaatagul lii dal di am yàlla na ko yàlla yërëm te mu yeggalee ndawam ca aljana. leneen démb la ñu xëy jot xibaar bi ne détenu bu siiw bi di Baye Modou Fall ñu gën koo xam ci turu ba Boy Djiné daal dinay rëcc ca camp pénal bu Liberté 6 bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi démb ci dibeer bi ci ay booru 5 heures du matin la ñu nemmeeku ne Boy Djiné daal dinay daw responsable yu nekk ca prison ba nag dañoo jàpp ni am na rek a ko ca jàppale waaye ubbi nañu si enquête ci fàttali ba si ñu génn sax la Boy Djiné tàmbale woon grève de la faim ngir exiger ñu atte ko. ba tey ci mbirum Boy Djiné mu ñu xëy démb ci dibeer bi fekk mu daw ak bile yoon réaction administration pénitentiaire bi ko jiite nag nee na Boy Djiné ñoo ngi ko placé woon ci ab quartier de haute sécurité bu am dispositif ba nga xamante ne ni ab détenu mënula génn na mu ko neexee li ni mel tax mu ne kon nag bu Boy Djiné dawee rek am na ndimbal ci li ni mel ba loolu weesoo mu ne dinañu def enquête bi ngir xam lu am dëgg-dëgg ba noppi jël si ay mesures yu sévères ndaxte nu mbir yi demee tax na ñu njort ne am na daal ko assisté Boy Djiné ci dawam bile moo xam nag ci biir kaso gi la wala ci biti te enquête bi képp rek moo mën a leeral li ni mel jamono bii nag ñoo ngi amal ay saytu ngir mën a tegaat loxo kii di Boy Djiné. Boy Djiné deful temps bu bëri ngir indi ay explication après évasion wam bi ca prison bu camp pénal Baye Modou Fall nag nee na dafa def li ni mel ngir exiger jugement wam bi ci rajo la xam leen ni mi ngi lancé appel autorité yi genre de dossier yi ni mel dañu ko war a vider ca na mu gën a gaawee ndaxte dawam yu bëri yi du coobareem ci noonu mu ne dafa daw nag rëcc ndaxte amul pexe ba loolu weesoo mu ne mënul comprendre ñuy classer genre de dossier yi ay at sans évolution tey xam le ni dossier bi ñoo ngi ko bloqué depuis atum 2018 te attekat bii di Samba Sall moo ko bloqué ndaxte rek da ko bañ a accordel bàyyi ndëgëneku Baye Modou Fall nag nee na ba tey mi ngi ci territoire sénégalais bi maanaam génnul réew mi. taskatu xabaar chroniqueur Walfadjri bi dina jànnoo tey ci altine ji ak attekatu tribunal des flagrants délits bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil procès bi nag ba tey bu ñu sukkandikoo ci journal bi dañu ko mujjee woon Dakar
2024 ci datub tey jile ndaxte témoins yi dañoo absenté woon ñu placé ko sous mandat de dépôt. Pape Ndiaye ñoo ngi koy toppee escroquerie ak tentative de jeter le discrédit sur les institutions. Ab accident domestique daal dinay jël bakkanu benn xale bu góor bu am ñaari at képp comme ni mu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi. Li ni mel nag mi ngi xewee ca village bu Silat 11 kilomètres nekk ci digganteem ak commune bu Thiel nekk ci département bu Linguère. Talaata bale ñu génn la dal di am benn xale bu jigéen bu am ñeenti at tamit yóbbu nañu ko ci urgence hôpital Magatte Lô. Bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi xale yi dañoo lekk poson ba ñu defaloon ay jinax ñoom ñaar nag dañoo àndoon ak seen waajur bu jigéen ci benn mariage foofee la ñu gisee ci benn néeg ñu jaxase gerte ak poson ba ci benn assiette bu ñu def ci ron lal ba ci noonee ñu koy mosaato ci noonee sax la ñu tàmbalee seen biir yeey métti ñuy wëccu si janoowam beek taskatu xabaar yamu woote àjjuma bi ñu génn gannaaw ba mu ne Bouba Ndour daa ragal Ousmane Sonko. Maître El Hadji Diouf daal dinay clash Pape Alé Ahmed Aïdara ak Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Maître nag nee na Sonko dafa dof te respecté wul sax assemblée nationale. Ba mu ca noppee mu ne am na ay député yoo xamante ne ni kat ci kat lañu comme Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. Nee na kooke mooy Mbacké boo xamante ne ni kat ci kat la di ku dakk kat ci histoire u Sénégal ba tax na daal gàcce la ci Mbacké yi. Maître nee na sax Bara Dolly xaritam la woon waaye nag ba mu xamee ni daa mujjee doon rek kàccikat comme Ousmane Sonko saa su waxee rek rajo dafay wax ngir manipuler opinion bi. Nee na boobu daal la dagg seeni ay relation su ko Bara Dolly woowee téléphone mu bañ ko jël mu xamle ko moom Maître El Hadji Diouf mu yokku si ay kàddoom ne nag nu ñuy manipuler opinion bi mooy rek Adji Sarr am na doom Adji Sarr day jaay boppam te dara amu ca si noonu mu ne Pape Alé ak Ahmed Aïdara tollu fële ñoom it naan Adji Sarr day jaay boppam te gisante nañoo ak ay waajuru Adji Sarr di ay kàcc yi neen ba tax na daal mu ne leen nañu bàyyi wax lu dul dëgg wax rek la nga xamante ne ni moom mooy dëgg ndaxte ay kàcc amul solo te kii di Adji Sarr it doomu jàmbur la. Ndeye Khady Ndiaye di propriétaire Sweet Beauté àttekat 8e cabinet bi Mamadou Seck poursuivre na ko ba inculpé ko laata ñu jébal dossier bi ndem si yàlla doyen Samba Sall ñu teewlu ko ba noppi bàyyi ko bàyyim dëgganeku sous contrôle judiciaire. Ndeye Khady ñoo ngi koy toppee incitation à la débauche proxénétisme ak complicité de viol. Du samay kàddu Maître El Hadji Diouf moo ko xamle ci ba muy janook taskatu xabaar yi. Ndeye Khady nag daal dinay def vidéo di tontu kàddu yooyu avocat Adji Sarr bi yëkkati ne rek maître daa wax lu ñaaw te moom Ndeye Khady jigéen képp la doon daan dooleem si noonu mu ne ko nag Maître El Hadji Diouf mag nga soo amee cër wala rek ñu jox la cër yow yaa koy may sa bopp waaye gis na ni daal Maître El Hadji Diouf bëggul ka ko jox cër ci àdduna ndaxte mag bu ñàkk fayda la mag bu mën a wax ju ñaaw ba tax na mu ne ko daa bëgg daal su toogatee ci internet bi di wax mu yemale ay kàddoom ndax su ko xoolee ci kaw ba si suuf xam ne moom Ndeye Khady Ndiaye gisul dara ñàkk fayda ci moom dafa nekk jigéen buy daan dooleem dem ñu defal ko ay papiers yu leer nañ mu yor diplôme am di liggéeyam jël ay employés di leen di fay weer wu yàlla sàkk ba tax na daal nekkul ci dëkk bi nekk ci télé yi rek di fen ndaxte jomm na ko ba loolu weesoo mu ne ko nag maître sa ñàkk fayda képp moo tax complot boo xamante ne ni ba ñu koy def yëgoo tinoo nga nekk benn dof ñu teg la ci internet bi ngay ratatati te koy naan jamono ji lu ko war mooy teg si jaada ak kurusam di jéggalu yàlla ay bàkkaaram si noonu mu daal di giñ ci yónnent bi ne moom moomee bu doon rek Maître El Hadji Diouf daa bokk ak moom kon dana ko rey waaye heureusement ba bokkul ak moom dara ba tey Ndeye Khady ne rek maître nit ku bon la nit ku yées la te it nit ku ñàkk classe la. Bouba Ndour tamit desul gannaaw benn yoon ci recadré avocat Adji Sarr bii di Maître El Hadji Diouf ca émission jàkkaarloo nag la ko xamalee ni mi ngi koy interpellé ci sortie yamuy def woote janook taskatu xabaar yi dal di jël ay nit di tudd seen tur di leen di tuumal wàllum ragal ak danga contre di wak yi ni mel si noonu Bouba Ndour ne nag yaakaar na ni lii maître def rafetul te rek jiwuñu ko li ni mel ba tax na daal comme nee na candidat la ci tànneefu njiitu réew bu ñuy amal atub 2024 fi mu ne nii kon dafa war a dérouler programme am yi te bàyyi affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko bi nga xamante ne nii wax nañu si waxati si. ba tey rek ngeen di teewlu xibaar yi ci Dakar Buzz ñu àddu jëmale ci njàngale mi
ni épreuve anglais wu inspection d'académie bu Rufisque mi ngi woy di animé débat yi gannaaw ba mu juralee ñëpp mettange. Ministère de l'éducation nationale nag dafa bëgg jeexal débat bi ci wàllum ngóor jigéen si noonu directeur de la formation et de la communication di tamit ku yor kàddu ministère bi daal dinay leeral ajjuma bi ñu génn ne ministère national bi fàttali na ne lu ñuy jàngale ci suñu réew mi day dëppoo ak suñu ay valeur ak suñu ay ngëm-ngëm te li ni mel njiitu réew mi Macky Sall wax na ko waxati ko publiquement ak si kanamu njiitu réew yu gën a màgg ci àdduna bi ba loolu weesoo la xam ne ni nag lu ñeel polémique bu juddu ci épreuve anglais bu ñu proposé ndongo yi ca examen blanc bu académie bu Rufisque organisé ministère de l'éducation daal dinay engagé ab enquête administrative ngir situer responsabilité yëpp te dinañu identifier responsable yi teg leen daan yu diis ngir yi ni mel bañatee amaat. ba tey ci épreuve anglais bu ñu proposé ci bac blanc bu ndongo yay jànge Rufisque doon amal alxames bi ñu génn ku proposé boobule sujet jur coow nag au Balde la ñu koy wax moom moomee conseiller pédagogique la ca cellule anglais bu département bu Rufisque bu ñu sukkandikoo nag ci journal bi de Observateur monsieur Balde mi ngi tiré boobule sujet ci base de données wu 2019 bi waaye teewul jot na demande d'explication ba tax na dina wuyu ji fi ak ñaari fan. tey si altine ji xibaar bu bees daal dinay xëy sax am ci mbirum sujet d'anglais buy wax ci wàllum góor jigéen bu ñu proposé ndongo yay jàngee ca Rufisque ci seen bac blanc bi ay enseignant collègue auteuru épreuve bi am na lu ñu si xamle Maymouna Faye di professeur anglais ca lycée moderne bu Rufisque nee na ba mu liiree texte bi la ne rek genre bi waruñu ko jox ndongo yi te campagne promotion ngu ngóor jigéen dëgg la conseiller pédagogique bu joxe texte bi nag daa bañ ne du ko retiré ndaxte nee na sujet bi actualité la te dañoo war a am xalaatu ndongo yi ci li ni mel. beneen professeur anglais bu ñuy wax LD nee na xam na bu baax professeur bu joxe boobule texte ndaxte ci jury wa mu BFM bi la nekkoon atub 2014 ci noonu mu ne kookee nag bu joxee tey bile texte moom doonul lu ko bett. secrétaire général u CUSEMS authentique waaye itam porte-parole coalition citoyenne le peuple di Dambodj daal dinay joxe ay nouvelle ànd sàmm jikko yi gannaaw mobilisation bu ñu amal ngir criminalisation wàllum ngóor jigéen daam nag nee na bu peuple bi jëlee position député yi amatuñu droit teg lu wuteeg loolee ndaxte dañuy obligé dem ci sens bu peuple sénégalais bi indiqué ngir éviter doon ay député d'autre genre waaye itam doon ay député d'autre lobby. Paco Jackson ratewul benn yoon góor jigéen yi ca émission Tout est là chroniqueur bi daal dinay am la mu xamle ci góor jigéen yi Paco nag nee na moom moo njëkk a dénoncé wàllum góor jigéen waaye kenn rek jëlu ko au sérieux ba loolu weesoo la xamle tamit ne lu nekk ci lesbienne si suñu réew mi di Sénégal lakk jeexalu ko te boo demee ci boîte de nuit yi Almadi rek gis la nga xamante ni moom lay wax si noonu mu ne sax boo duggee night club Almadi yi rek sa yaram sax dafay daw ci li ni mel. noonu lay xuusee ci langue politique bi état bu Sénégal daa décidé jaay Pointe Sarène avion de commandement bu maître Abdoulaye Wade jëndoon France njiiti réew mi Macky Sall nag jënd na roplaan bu bees tàkk buy jar 57 milliards 447 millions 235 mille 356 francs CFA ca plateau jàkkaarloo ajjuma bi ñu génn taskatu xabaar bi di Cheikh Yérim Seck am na la mu ca xamle ci avion présidentiel bu njëkk bi laata muy xamle ni njiitu réew mi daa war a déplacer ci ay conditions yu gën a mucc ayib. njiitu réew mi toogul jamono jile gannaaw ba muy nekkee di amal ab tournée économique Macky Sall nag dalal bu mucc ayib la ñu ko dalal ca Niakhar Fatick ak Kaolack comme nu ngeen koy gisee noonu ci image yi ba mu demee ci région yu Kaffrine ak Kédougou njiitu réew mi rek xamle na fa ni social mooy mës a nekk priorité ma Macky dem na tamit Birkilane mbooloo mu takk lool teeru ko fa waaye tournée économique u njiitu réew mi ca Koumpentoum la dal di amee ay perturbation démb ci dibeer bi fanweeri fan ci weeru mai gannaaw baskan ba yëpp génnee teeru ko ak ay morceau yu xonk coy te naan ko rek dañoo mar depuis 2014 organisé nañu ay marche pacifique yu bëri lool waaye dañu leen di digg rek digg yoo xamante ni duñu ko mës a def ba tax tey ñu décidé jàkkaarloo ak président wax ko rek la ñuy dund ca Koungheul tamit attaqué nañu fa cortège yu njiitu réew mi ba jàppante sax jot faa juddu gannaaw loolee nag la njiitu réew mi dem ca Daaka ba daal di fay sax yëkkati ay kàddu diggé. ñetteelu bés tournée économique bu njiitu réew mi Macky Sall di am
ca diwaanu Kédougou daal dinay am lu si tukkee tey see suba si di ab accident bu doy waar bu jural xibaar wu nakari askan wi rawatina presse bi oto ba doon yóbbu reporteru leeral yi moo mbëkkanteeg benn camion ci ak su jéene du ja Kédougou li ni mel nag juralul benn chance suñu naataango yi ndaxte ñett si ñoom ñàkk nañu si seen bakkan ñaar jëli say gaañu yu graaw bokk ci benn soxna bu ñuy wax Aminata Sow chauffeur bi Ousmane moom daa coincé ca oto ba équipe Dakar Buzz yëpp ñoo ngi bokk nakkar bi ak suñu ay naataango yëpp yow rawatina ña nekk ca leeral te leen di jàll administrateur ba Dame Dieng. parti Pastef bu Thiès daal dinay amal benn doxantu ci week-end bi dalee ko rond-point Gent ba marché central ba ci teewaayu Birame Souleye Diop ci boobule occasion administrateur général lu Pastef bi daal dinay gisee commerçant ya waxtaan ak ñoom analyser seeni ay jafe-jafe ba noppi xalaat ci piste solution yu ñu si mën a indi li ni mel occasion la woon tamit ngir jël contact ak militant parti yu nekk ci marché bi ci noonu mu ne ci marché central bu Thiès am na sax ay diplômé yu fay jaay légumes ay dàll di def cordonnerie ak yi ni mel bu ñu sukkandikoo ci Birame Souleye Diop ñoom ñooñee ay citoyen yu ñu bàyyee seen bopp la ñu ba tax ñu gis dem ci marché ba di fay daan seen doole ba loolu weesoo la annoncé candidature parti Pastef bi ci différentes mairies ville bi ngir jël en charge question yooyu yëpp. doom bu jigéenu Youssou Ndour moo doon fêté anniversaire am ci noonu ay xaritam ak i jegeñaalem yëpp ñëwal ko souhaité ko joyeux anniversaire ñu décoré gu taaru lool te mucc ayib bërëb ba ñu ko doon defee doomu Youssou Ndour bi nag robe bu gàttam boobee mu sol ci anniversaire am bi génnee formam bi attiré na attention gu ñu bëri ci seen vidéo bu ñu biral waajur bu góoru xale bi nag di Youssou Ndour sax bokkoon na saña ko doon wéyal joyeux anniversaire xumbaay daal ak mbumbaay mën nañoo ne manqué wu fa benn yoon. xibaar yi tàggat yaram la ñu koy ndaar keppe gannaaw ba ñu ko falee joueur bu gën a xarañ Metz ci weeru avril bi jeune médecin bi di Pape Matar Sarr daal dinañu koy falaat joueur weeru mai bi gannaaw ba mu répété waatee performance bi moom moom ayatam toll si fukk ak juróom-ñett ci noonu Pape Matar Sarr daal dinay remporter prix wu joueur bu gën a xarañ ci équipe am ngir deuxième mois consécutif bi. Votre famille en Europe a l'habitude de vous envoyer de l'argent? L'application TapTapSend est votre solution. Depuis l'Europe, les frais sont fixes et ne dépassent jamais 2 €. Au Sénégal, vous recevez directement l'argent envoyé sur votre portefeuille Orange Money et sans aucun frais de retrait. Grâce à TapTapSend, plus personne n'a besoin de se déplacer. Vos proches en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hollande, Belgique vous envoient directement de l'argent depuis leur canapé et vous le recevez dans votre Orange Money. Jërëjëf TapTapSend.